d'abord li Sénégalais yi war a njëkk a xam mooy loolu wax nañ ko xëy na waxaat lay nekk rek mais sama maam day wax mu ne waxaat du bari wax aajo bu fajuwul la. leeral bopp Sénégalais yi ñu xam Sénégalais bu nekk xam ni professeur Cheikh Oumar Diagne Macky Sall dafa utiliser Djibril War jaar ci moom pour profiter si pour teg ko loxo ndax li muy représenté ak li muy xeex moo am doole ci fësal ñoom ma waxaat ko seen nekkook franc-maçon ak seen lëkkaloog ay góor jigéen suñ ko nekkulee. l'autre jour maa ngi koy wax si manifestation bi à l'Obélisque ma ne boobu léegi ñi ngi xeex ngóor jigéen mais mosuñu gis góor jigéen bu wane ak ngóor jigéenam dëggal ko wane ko leeral ko comme Djibril War parce que ku taxaw ne Cheikh Oumar Diagne ci télé bi su ma la jàppee naa def ni jigéen loolu bu dul ngóor jigéen xaw ma luy ngóor jigéen. maintenant ñun li ñu am pour wax c'est très simple gis nañ nag bi ñu arrêté Cheikh Oumar ba léegi yi nga xam ne ñu ngi koy doxal te musul am dans l'histoire du Sénégal man depuis 2013 maa ngi dugg Rebeuss ñu may arrêté musuma gis benn image boo xamante ne ni image yu Rebeuss la benn journaliste Sénégal mënu la wax xam na nu mur Rebeuss si mel ak caméra xanaa ñu arrêté ko arrestation kenn mënul am loolu ku dul garde pénitentiaire ñu mën a am accès si ñu jël ku mel ni Cheikh Oumar Diagne arrêté ko injustement jaay ko doole ci xeex gi muy xeex góor jigéen ba pare ñu dugg ko ci kaso bi di ko jéem a toroxal di ko filmer te ñoom jàppe nañ leen lu ne fii ci dëkk bi jàppe nañ leen ay trafic faux billets jàpp nañ leen ci ay viol ñoom homme politique yi jàppe nañ leen lu ne ci sàcc ak ci lu nekk te seen benn image kenn musu ko wane ñu jéem a toroxal professeur di jéem a wane image am te dafa am lu ñoo xam ni amuñu habitude di dem kaso xamuñu kaso mais dañ kaso soo fa nekkee dafa am ay kuréelu lu nekk bu dee sikkar la bu dee jàng la bu dee café lu ñuy def chaque heure day am ñoo xam ne daneen neex ñu génn bu ñu nee murit nañ génn ku mu neex nga génn Cheikh Oumar Diagne bi muy génn ci volonté boobu la génnee dem toog loolu day wane ni rek que moom li ma doon wax lay dëggal que ñun xam nañ ni professeur Cheikh Oumar Diagne amul problème ak tarixa yëpp la respecté tool wane na mu dem ci kuréel yàgg na fréquenté ay Baye Fall fréquenté ku nekk te gis nañ ko mu dem ci kuréel toog di déglu ay xasida te moom la neex te ki ko filmé acte bu lâche boobu mu def da ko filmé à son insu te garde rek moo ko mën a def ndax prisonnier mënul am caméra mënul am portable ci kaso bi donc loolu aussi lu jar a bàyyi xel am beneen boo xam ne lu ñuy waxaat la mu ne mooy keroog bi ñuy def manifestation à l'Obélisque dafa am benn waay ju ñëw bëgguñu ko sax wax mais dafa commencé di am tournure boo xam ne il faut ñu wax ko ñëw dugg ci foule bi di saaga am ay problème foofu saaga am ay nit yu nekkoon foofu la foule kenn mënul contrôler foule am ñu dal ci kawam ñun bi ñu gisee coow li bi ñuy ñëw fekk na police yegg si na ba encadré ko xaw ko dimbali ñu ne dafa am na ku njëkk a publier ci Facebook bi ne waa ànd sàmm jikko seen manifestation bi rey ngeen si nit parce que waa ji dafa ñëw di saaga naan képp kuy murit ku ñëw fii naa féq ngaak Cheikh Oumar Diagne nangam di saaga ba foule bi dal ci kawam ñun bu ñu ñëwee ne ñoon atte waa ji cité na ba ay cité na sax sama tour nee na ñun dañ ko doon dóor ñoo ko def dara te loolu yëpp du dara lu dul manipulation boo xamante ni état du Sénégal moo koy def te ñun on l'a compris ñi nga xamante ne dañoo ànd ak Macky Sall bokk benn bokk yaakaar ñëw bëgg saboter ñëw di jaar ci affaire tarixa bëgg ñu diviser ñun ñëpp moo tax ñu jaar foofu noonu pour indi ay problème di saboter indi sabotage boo xamante ni loolu duñ ko réussir te terewul ñi toog ci taabal bi am na murit am na chrétien am na xaadir am na tijaan am na musulman am na ñëpp y a les imams y a tout le monde ñun ñëpp ñoo ànd pour la libération de Cheikh Oumar Diagne te état du Sénégal da ngay xamal ni Macky Sall réussir waa benn bokk yaakaar réussir leen loo xam daf ñuy lu ñuy diviser ñun murit ñun tijaan ñun xaadir ñun laayeen ñun musulman ñun chrétien ñun ñëpp ñoo ànd pour taxaw ci la libération de Cheikh Oumar Diagne te dañ koy bàyyi force te li ngeen koy jéem a toroxal incha allahu rabbi dina gën a fës di wane ni da koy gën a yëkkati te loolu mënu koo wàcce loolu moo tax nag àllarba incha allahu rabbi mercredi dañuy woote benn marche doxu ñaxtu boo xam ni def nañ lépp lu ñu yoon laaj ndax droit constitutionnel la charte nday réew mi moo maye pour ñu war a mën a ku am lu la naqari boo d'accordul nga ne d'accorduma nga dem yëgal ko autorités yi compétentes yi dem jox leen kayit bi wane ni yow da ngay def marche àllarba incha allahu rabbi dañuy marche dañuy doxee buntu université jëm Rebeuss ci buntu kaso bi te kenn duñu ko tere def nag dinañ ko def ci nii dinañ ko def ci nee te Cheikh Oumar Diagne Macky Sall na xam ne dina ko bàyyi ci nii wala mu bàyyi ko ci nee ndax dafa jaaduwul Sénégal am ay kilifa diine am ay responsable yu fi nekk kilifa aada am ay nit yu responsable yu taxaw di seetaan Macky Sall ànd ak góor jigéen yi ñuy lëkkaloo di tëj kilifa gu mel ni Cheikh Oumar Diagne ci kaso bi du dëgg te seetaan bi ëpp na rawatina nag ñuy génne ay image yu kaso yoo xam ne musul génn Sénégal ñun xam nañ ci dara ñun dañoo def kaso defaat ko xam nañ ci dara dafa am ay doom yu ndaw ñu gis seen papa ñu wat ko wane ko noonu di ko jéem a toroxal
teguñu ko fenn te ñiy seetaan bi bari na te man damay interpeller ànd sàmm jikko yi ñi ngi seetaan ñoom on en a vraiment marre quoi ñi ngi seetaan nañ jug ñu ñëw taxaw ñu fexe ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que man lii dafa ça me fait peur ah man ci ànd sàmm jikko yi laa bokk suñu ma jàppee man ñoom nan la ñuy def jug leen ñu taxaw ñu ànd ñun ñëpp ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que joxe bopp rocc la bi du dëgg toroxal bi doy na te incha allah mercredi dinañ marche jóge université dox jëm buntu rëbës te képp ku ñu bëgg a téye ñun ak yow dinañ jàmmarloo ndax ci yoon lañ ko teg te ci jàmm lañ ko woote te na ko kilifa diine yi dégg na ko kilifa aada yi dégg te ci jàmm rek lañ ko teg kon collectif Colicot collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne àllarba incha allah ñi ngi woo presse bi di woo ñëpp ni ñi ngi toroxal jullit ñi ngi toroxal nit ku baax ñi ngi toroxal nit ku gëm Sénégal nit ku yàgg a xeex nit ku yor formation yi góor jigéen ñi tëj nañ ko ci kaso bi ci ndigalu Macky Sall. ne ñun Sénégal ki nga xamante ne yow bokkoo ci benn chapelle politique amoo droit def leneen yow lu dul pecc wala culture wala leneen amoo droit wax ci mbirum de la cité parce que état bu jubul da ngay ragal borom xam-xam bu ko xam ci ñaari boor yëpp xam ko ci diine xam ko ci temporel looloo leen tiitloo parce que ci assemblée bi ñu jëm ñoom dañ ca nar a minoritaire pendant 20 mois loolu bokk na ci li ñu gën a ragal que ñu gis Sénégal bu bees conscience bu bees ay imam yu impliqué wu mais yow réew mi dem ba ay imam yi impliqué wu gën a am xarañte gën a mën a xeex activiste yi xam ngeen ne kon nguurub naa fekk mënu ci kontaan mënu ci bég kon loolu bokk na ci raison yi tax ñu bëgg koo nëbb jant bi waaye nañ xam ne il sera candidat comme il l'a déclaré te nit ñi dinañ ko voteel incha allah kon loolu laa ci bëggoon a dolliwaat ci kàddu ko dimbali ñu ne ko yonent bi nan la ñuy dimbalee ku ñu tooñ mu ni da ngay taxaw ci wetam jàppale ko da ngay taxaw ci wetam jàppale ko kon yéen ñii taxaw Cheikh Omar yéen a ngi tegu ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma wér mooy magi réew mi ku fi dellusiwaatoon dina taxaw jàppale Cheikh Omar réew mi bu Thierno Souleymane Baal ñëwaatoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat bu Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat bu Cheikh Seydi Hadji Malick ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar ndax ñoo bokk combat bu Yacine Thiandoum ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat mbokk yi réew mi dafa am histoire am fu mu jaar réew mi réewum valeur la réew mi am na dëkk bu tudd Ngor te boobu république ñëwagu fi réew mi am na dëkk bu tudd Gorée te boobu république ñëwagu fi kon li ma bëgg a wax mooy mbaax ak ngor l'islam indiwu ko fi république indiwu ko fi mbaax ak gore ak xeex injustice loolu diine indiwu ko fi la ko fekk république indiwu ko fi la ko fekk te arab yi dañuy wax ni innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in hum zahabat axlaaquhum zahabu askan yi seen jikkoo leen fi bàyyi bu fi jikko ju rafet jógee dara desatu fi mbokk yi buñ ñu divertir bu ñu nangu loolu Cheikh Omar liñ ko jàppee lenn rek la mooy dafa am agenda ngóor jigéen boo xam ne dañ ko bëgg a tasaare ci àdduna bi Cheikh Omar jóg taxaw ni du agsi ci réew mi maanaam dafa am agenda boo xam ni dañ koo teg bëgg koo tas ci àdduna bi te Sénégal génnul ci àdduna bi parce que li anglais yi wax naan the world in your hand al alamu bayna yadayk tey liy xew Nations Unies di xew France ak Amérique li wolof naan liy raam ci ñag bi la jëm bu ñu seetaanee ngóor jigéen nga nekk Europe fii lañ koy tasaare ci réew mi Cheikh Omar nag bokk ci ñi teel a xam loolu mu jóg taxaw di ko xeex kon bu ñu kenn nax Cheikh Omar góor jigéen yi ñoo ko teg loxo il faut loolu mu leer bu ñu dugal ci ay détails vidéo bi nag li tax ñu war cee taxaw damay wax ni yàlla mooy leeral liñ naan yàlla moo ay ci póotum buur parce que am na ñu commencé woon di def campagne pour gëmloo nit ñi ni Cheikh Omar dafa contre Serigne Touba waaye Cheikh Omar biñ ñu wan démb dañ koo gis mu toog ci kuréelu fu ñuy jàngee ay xasaayitu Serigne Touba mbokk yi loolu dafa àtte wax ji
te bu ko neexoon du fa dem ku contre Serigne Touba doo diggu ci biir kaso am yeneen possibilité yoo mën a def yu dul fa ñuy jànge xasaay di Serigne Touba nga dem toog fa kon yàlla mu ngi bëgg a àtte kon ñi doon wax loolu jàpp naa ni buñ seetaanee vidéo bi donte ñu ko filmer liñ ci jublu baaxul waaye ñoom seen yéene liñ naan yéene néeg la boroom a cay fanaan kon mbokk yi amuñu droit di seetaan Cheikh Omar muy nekk ci kaso bi man nag dama fi toog en tant que imam waaye en tant que muxaddamu Cheikhu Tidiane waaye nag bu loolu passé yëpp en tant que citoyen sénégalais parce que citoyen moo ëpp doole loolu yëpp waaw man boo gisee ma jël li takk ko man dama bëgg réew mi yàlla moo ma nattu ci Sénégal te dama xam ne Macky Sall fi mu jëm ak réew mi buñ taxawul du neex ci kenn parce que Macky wolof nee na sa gémmiñ bu dee xeeñ na sa doomu ndey moo la koy wax ñun duñ say ennemi amuñu bañuñu la duñ say noon waaye réew mi nag moo ñu la gënal Sénégal dañoo choisir Sénégal gënal ñu la waxoon naa ko ca commencement ba yow rek yaa am intérêt ci bàyyi Cheikh Omar Diagne mu ñibbi parce que bu fekkee ni coowal góor jigéen li ngeen di bañ ko wax fii ba bisu woote ba ñun dinañ occuper média yi ak télé yi di wax réew mi ni leen góor jigéen yi ñoo jàpp Cheikh Omar Diagne te loolu yéen a ciy perte kon la yonent bi salaay sallam waxoon rek laay wax parce que buñ naxante mag ñi ngeen fi dégg ñëpp yonent bi lañ doon liggéeyal bu yonent bi waxee ay waxam day engagé Serigne Touba engagé El Hadj Malick engagé Cheikh Omar engagé képp ku bëgg lu baax yonent bi nag moo wax lii may waaj a wax mu ne lan tadxulal jannata xatta tu'minu walan tu'minu xatta tahabbu mu ne du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a bëggante mbokk yi du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm yàlla du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm yàlla waaye du ngeen gëm yàlla lu dul da ngeen a bëggante nit ki fii ak àggoo ci li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokk jullit nekk goo jullit te Cheikh Omar werante amul ci ni jullit la Cheikh Omar werante amul ci ni taalibe Cheikh Ibrahima Niass la werante amul ci ni sëriñ daara la werante amul ni muqaddamu Cheikhu Tidiane la werante amul ci ni jàngalekat la kon kooku citoyen la réew mi am na ñu fi sàcc ay milliards ñu xam leen ñu ngi toog seen kër léegi bu fekkee ñi sàcc milliards ñoo toog seen kër di gundaandaat ñii xeex mbirum góor jigéen ñu bëgg leen a dugal ci kaso bi mais ban Sénégal la ñu nekk la Cheikh Seydi Hadji Malick waxoon wa ma kaana ayban saara xusnan tawaafuqa Cheikh Seydi Hadji Malick ko wax fii ni lépp lu ñaawoon nekk musiba léegi nit ñi jàppee nañ ko lu rafet ba noppi dëppoo ci ni rafet na mbokk yi kenn amul droit ci ñun koo xam ni sénégalais nga di bàyyi ñuy néewal doole koo xam ni li ko tax a jóg lenn rek la mooy sàmm ay valeur li ko tax a jóg mooy li taxoon a jóg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul bañ génne ko réew mi waaw loolu moo taxoon a jóg Cheikh Omar Foutiyou ba mu disparaître ci falaise de Bandiagara moo taxoon a jóg Thierno Souleymane Baal ba mu def la révolution Torodo ci 1776 kon réew mi dafa am fu mu jaar ba agsi fii ñi yor réew mi il faut ñu delluwaat ci démbi réew mi Sénégal du réew mu ñuy not Sénégal fi ñu ko waroon a noté dépassé na ko réew mu am université depuis 1603 ay révolution yu mag jaar fii réew moomu kenn mënatu koo not Macky Sall bu la kenn dugal ci ni damay not réew mi mënoo ko lu Abdou Diouf mënul Ablaye Wade mënu ko Macky Sall mënoo ko dégluñu ñun duñ say ennemi ñi la wër naan la jàppal imaam yi bu réew mi tàkkee dañuy daw ndax ñoo waroon Ablaye Wade ñii la wër naan la jàppal ñii dañuy yàq sa nguur billaahi bu réew mi tàkkee ñu daw ñoo waroon Ablaye Wade ñun duñ sa ennemi fii ku bañ nit amu fi ñun ñëpp Sénégal moo ñu boole ñun am nañ loo xam ni waruñu ko yàq Sénégal réew la moo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko ñee ci cohabitation bi am ci diggante jullit ñi ak chrétiens yi cohabitation bi am ci diggante confréries yi loolu nag waruñu nangu benn minorité politicien di ko yàq kon tey khalifa généraux yi maa ngi leen di lancer un appel solennel amu leen droit seetaan lii parce que yéen ñi fi toogal mag ñi ci ëpp yàgg naa di ko wax samay baay ñoo ci nekk ak samay sëriñ yaa ngi dégg kon ñoom amuñu droit seetaan Macky Sall mu jàpp Cheikh Omar Diagne di ko dugal ci kaso bi ñun ñuy korité suñ kër
marche bi nag comme niñ ko waxee ci état de droit lañ nekk du lu ñuy maye ñu ni du lu ñuy ñaan sunu droit la ñu ngi ñaan ñu bàyyi nit ñi ñu exprimer wu génn li nekk ci ñoom xam ni kaso musta régler benn problème kaso boo fa dugalee nit da nga koy may courage